salaamaaleykum Sénégal rawatina mbokku internet yu Mak TV ñu ngi leen di wax ngeen dal ak jàmm ci seen émission bi ngeen doon xaar di Last Week bu tey bi nag dafa am solo ndax dañu innové amal benn plateau daal di dalal benn jeune bu ñuy wax Fallou Fall Fallou ñu ngi lay nuyu. waaw Mouhamed ñoo ngi lay fay di am mbégte loolu nag si invité bi nga xamante ni moom nga ñu invité sa plateau bi di Last Week ñu fas yéene waxtaanee nag tolluwaayu réew mi xanaa rek di la xaar ak gannaaw ba nga xamante ni rek nuyu nañ say mbokk internet yi nga xamante ni ñoo ngi lay seetaan di la xaar rek ñu xamal waxtaan bi naka lay demee ñu daal di tontu rek di ñaan nag lépp lu ñu fi wax rek mu nekk loo xamante ni dina jëriñ askan wi. incha allah noonu lay demee bu ko defee nag yéen ñëpp xam ngeen di xew jamono ji réew mi tàng na loolu ñu gis ni fan yi manifestation yi bëri na et tout voilà ñu gisoon ni doy na waar réew mi fi mu toll nii dañuy dem ñu xool élément bi nan la demee. Fallou ñoo ko gisandoo Fallou manifestation yi nan nga ko gisee. waaw comme ni ko ñëpp gisee rek vraiment mu nekk loo xamante ni Sénégal daanaka ñëpp dañ koy ñaawlu parce que ku nekk rek xam na ni manifestation lu war la ci population surtout population bi nga xamante ni dafay wuyoo ni dafa am démocratie mu nekk loo xamante ni donc droit la ci population bi yëpp ku nekk nga am lu métti nga bind ab demande dem fi nga xamante ni foofu lañ koy déposer ñu déposer ko ba pare bu la ko autorisé nag nga daal di amel sa manifestation donc nag lii nag li am démb dafa nekk loo xamante ni dafa particulier mu nekk loo xamante ni ab daanaka pour ma bañ a sax exagérer ab soulèvement la mën a tuddee parce que nit la boo xamante ni dañ ko jàpp mu di Ousmane Sonko ku ne xam na kuy Ousmane Sonko mu nekk troisième boo xamante ni moom moo nekkoon gannaaw élection présidentielle yi nga xamante ni moom la ñu mujjee am mu am si benn baat fii si réew ba pare nag nekk député donc kooku statut dafay nekk loo xamante ni day particulier Ousmane Sonko tey jamono ji mu nekk koo xamante ni daanaka moom mooy leaderu opposition bi kooku nag. moom la ñu laal ba tax ñi nga xamante ñooy ay partisans am jóg ni ñu jógee nag man li ma si gis mooy que ni ñoom non seulement ñu ngi mañ wala sax ñu ngi ñaawlu li nga xamante ni mooy jàpp bi ñu ko jàpp waaye nag leneen la lu nga xamante ni daal population Sénégal boo xoolee ci manifestation yi doo xoolee message yu ñuy véhiculer certes ñu ngi naan libérer Ousmane Sonko mais tamit ñu ngi kaasaale li nga xamante ni mooy démocratie parce que doo xoolee waa frappe dégage ak front de résistance bi nga xamante ni ñoom bërki démb wala démb sax la ñu amal li nga xamante ni mooy seen manifestation ñoom au-delà de Ousmane Sonko la ñuy kaas ndax ñu ngi bëgg ñu ngi wax ne démocratie dafa war a ñëwaat fii ci Sénégal bañu ma manifester comme ni ma la koy waxee souvent nekkul lu nga xamante ni dañ koy bañ mais naka manière bi ñu koy defee daanaka moo nekk lu nga xamante ni kenn rafetlu ko vraiment. waaye tamit ñu seetlu ni Fallou ci biir manifestation yi am na sax ay takku der yu ci jëlee ay gaañu ba ci koo xamante ne nii doy na war mu nekk lu métti loo xamante ne ni takku der bi loo xam sax est-ce que du ko mujjee ñàkk dañuy dem ñu xool loolu te ñëw. ñoo ko gisandoo Fallou métti na trop. métti na trop mooy comme ni ma la wax sànq rek daanaka ni ñuy manifester moom laay contre parce que doo gisee loo xamante ni ñu ngi koy def yow gis nga comme image yu nga wane li léegi mu nekk image yu doy waar yoo xamante ni gis nga kii di force de l'ordre bi daanaka kooku loxoom boobu ñaanu ma ko yàlla mais gis nañu daal métti na loolu mais tamit du moom kese parce que force de l'ordre bi moom gaañu na waaye nag li ko jiitu am na ñoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan am na ñoo xamante ni ay xale lañ ay jeunes yoo xamante ni vraiment amoon nañ loo xamante ni mooy avenir bu nekkoon seen kanam ñooñu ñàkk seen bakkan comme ni ko dal moom force de l'ordre boobu gis nga ni tamit dal na benn étudiant ni kii barki démb rek foofee nga xamante ni mooy sa université bu Cheikh Anta Diop donc loolu yëpp mooy li nga xamante day résumé li nga xamante ni moom laa la wax manifestation yi bañuma ku ko def ñun ñëpp Sénégal ku ne xam na ni ku ne am nga droit casse sa doléance mais nag vraiment di saccager ay boutiques ak di yàq ay magasin ak di def lu nga xamante ni vraiment nekkul lu nga xamante ni dina rafet si li nga xamante ni mooy suñu image parce que Sénégal ku ne xam na ni pays la bu nga xamante ni démocratie fii dafay am doole wala sax dañoo jàpp ni ko am doole la fii parce que bu demee ba investisseurs yi ñeme di ñëw di investir fii Sénégal c'est parce que am na lu ñu fi nemmeeku loolu ñu fi nemmeeku nag du lenn lu stabilité
te stabilité boobu nee na bu nekkee nag dafa dem ba ñu commencé di ko menacer ñu gis ñi nga xamante ni ñoo di magasin Auchan yi mën naa ko tudd ak yeneen station Elton yoo nga xamante ni daanaka ay moomeelu France la. France gis nañ divorce bi nga xamante ni ñoo ngi koy commencé di noter vis-à-vis ak pays africain yi rawatina ak Afrique de l'Ouest ba si ki nga xamante ni mooy président de la République bu France di Emmanuel Macron moom da koy wax si ay discours am nee na dafa gis ni. France dafa Afrique dañoo commencé di am benn divergence ak benn barrage digganteem ak France donc loolu nekk loo xamante ni nekk na loo xamante ni ñëpp xam nañ ko waaye nag vraiment ñun ni ñuy doxalee nekk na loo xamante ni nekk loo xamante ni nit mën na ko rafetlu vraiment. ba léegi dañuy des ak Fallou ci discours bi nga xamante ne ni ministre de l'intérieur Félix Dioum Antoine amal na ko démb dañuy dem ñu xool ci tuuti rek daal di daw ñëwaat ndànk. On ne tolérera pas qu'il y ait des débordements ou qu'il y ait des écarts dans le cadre donc des différentes expressions d'opinion. Elles peuvent être libres et démocratiquement admises parce que le Sénégal, encore une fois, est un état de droit où chacun est libre d'exprimer son opinion. Chacun est libre d'avoir, disons, une voix qui est la sienne, mais en tout état de cause, ça doit se faire dans le cadre du respect strict des lois et règlements. On va faire le travail qu'il faut. Quand il doit y avoir des interpellations, ça se fera, mais après, il appartiendra à la justice de trancher. Discours bi nan nga ko gisee. waaw discours bi moom vraiment dafa nekk lu nga xamante ni man sama gis-gis dafa nekk discours boo xamante dafa dur. maanaam ni mu waxee ni mu ubbee discours am dafa nekk lu nga xamante ni vraiment dafa dur ndax ku yemoon foofu kese mën nga jàpp ni kii dafa ñëw pour dafante ak xale yi. donc yow d'après toi communication bi dafa des. communication bi dafa des parce que doo nekkee si ay situation yu mel nii ñu woo la moom mi nga xamante ni mooy ministre de l'intérieur mu nekk koo xamante ni moom mooy garant de la sécurité moom mooy premier homme moo xamante ni moom lañ si tudd si wàllum sécurité fii si biir réew mi. loolu booy wax si situation yu mel nii dafa am noo xamante ni noonu la ñuy waxee donte nag rafetlu nañ lool le fait que mu ñëw jël temps am ñëw toog waxtaan ak askan wi. parce que loolee nekk na loo xamante ni daanaka ñëpp lañ ko doon xaar donte nag si président de la république lañ ko doon xaar moom Macky Sall son excellence mais nag puisque moom jël na lii responsabilité ñëw toog ak askan bi am na nu nga xamante ni noonu la waroon communiquer ak askan wi parce que jamono ji dafa nekk jamono boo xamante ni vraiment l'heure est grave comme ni ko président de la république di waxee Macky Sall de ce fait du ñu jël discours bi yëpp daal koy banaliser am na si ay points yoo xamante ni vraiment wax na ko si parce que mu ngi woote à la sérénité nit ñi àndaat ak seen conscience mu si artu jeunesse bi waaye nag am na yoo xamante ni dañ koy ñaawluwaat ba muy wax naan ay comme yaa ko wane léegi muy wax naan ay jeunesse bi képp koo xamante ni bokk na si manifestation yooyu dañ koy daal di topp loolu nekk lu mën a nekk comme yow yaa ko gis man maa ko gis keneen ak keneen gis na ko soulèvement maanaam population bi nit ñi bëree noonu gis nga di si wër ay nit di jàpp kii doo jàppee kii war nga jàpp ñi si des foo jàppee benn nit rek mën nga fa jàppee 100 à 200 personnes parce que nekkul woon ni moom kese moo fa nekkoon di manifester. certes nag ay écran mën na leen wane ay image mën nañu jël gis sa kanam gis kanamu kii ñu jàpp kii bàyyi kii mais ñen nekkoon ca gannaaw leer nañu ni nekkul 10 personnes nekkul 20 personnes nekkul 30 personnes donc yooyu noonu xaaruñu ko si woon si moom mën nañu xaar mu ñëwaat conscientiser jeunesse bi woo ñi nga xamante ni ay porteurs de voix lañ ñu daal di dugg si combat bi parce que société bi jamono jii da ko soxla ñu waxtaan ak xale yi xool nuñ leen di sensibiliser naxante ak ñoom xaar rek li nga xamante ni mooy procès bii di del Ousmane Sonko ñu daal di koy ñaan yàlla ñu jaarale ko ci yoon vraiment gis naa ne loolu moo gënoon. macha allah jërëjëf Fallou kàddu yi rafet na mi ngi noonu Fallou Ndiaye loolu la ñu indil tey ñu bàyyi ko rek mu tàggatoo Fallou. waaw li may tàggatoo xanaa rek di la remercier waat si dalal bi nga xamante ni dalal nga ma ko sa plateau last week mu nekk concept bu rafet boo xamante ni daanaka Sénégal yëpp ñoo ngi koy magnifier mu nekk loo xamante ni ñëpp kontaan nañ si vraiment mu nekk lu am solo nga gis seen contact ak population bi direct. ginnaaw rek boo leen consulter li nga xamante ni moo di xibaar yi am si semaine bi ñu gis ngeen di daal les micro yi askan bi ñu si wax seen kàddu mu nekk daal lu am solo mais du ko weesoo daal di waxaat rek jeunesse bi ni ñun ñëw ñu vraiment pour qu'on lancer wala sax jàngal kenn parce que tuuti nañ si di jàngale. ndax am na ñoo xamante ni ñu ngi toog seen kër ñoo ñu gën a xam fuuf li ñuy wax mais amuñu possibilité di ko wax si ay micro donc ñun ñi nga xamante ni am nañ chance taxaw devant les caméras di wax. donc suñu rôle la ñu rek fexe rek laayante biir ak xale yi nga xamante ni jamono ji ñoo fi nekk waaye nag ak autorité politique yi parce que ñooñu tamit lu siy njaag ñoom ñooy njaag parce que am na loo xamante ni vraiment seen rôle la
ñuy fexe rek di conscientiser xale yi di communiquer ak ñoom wax dëgg neex yàlla loolu daal laa amul lu ma si lancé di ñaan nag procès bi nga xamante ni mooy procès Adji Sarr ak Ousmane Sonko ñuy ñaan yàlla nag ñu jaarale ko si yoon vraiment ba fii mën nañ jàpp ni Sénégal sax mën na fi amee ndam parce que ku ne jàpp na lii procès politique la donc bu nekkee ñi nga xamante ni ñoom ñooy magistrat yi ak ñuy yëngu si wàllum yoon jaarale nañ ko si yoon mën nañ jàpp ni seen sag la te sagu tamit Sénégal yëpp la ndax kat Afrique ak Europe Amérique ñëpp ñu ngi ñuy teg bët si li nga xamante ni moo dox si diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko. ñi ngi koy jaajëfal moom Fallou Fall Last Week bu tey bi nag lii la leen indiloon cant ak gërëm ñeen na leen ñi ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.